askanu Sénégal wa fa nekk tooge rawatina ña fay jàng di étudiants yi ci ay bootu ci ay kuréel yoo xam ni bokk na ci yu daanaka bokk na ci ñu ko jiite moom Ousmane Gueye la ñuy fekki d'abord mu expliquer ñu anam yi nga xam ni noonu la ñu toogee foofule ci jàngoro ji situation bi nga xam ni moom mooy situation coronavirus ci réew ma ko dalal Ousmane Gueye salaamaaleykum ñu ngi lay déglu. jërëjëf Khalifa ci laaj bu am solo boobu pour ma ñëw ci actualité bi nga xamante ni moo concerné le Covid-19 di coronavirus dama bëggoon a joxe les chiffres officiels yi nga xamante ni moo am fii ci fédération de Russie ci démb à la date du 19 avril ñu ngi recensé 42 853 nouveaux cas d'infection moo am ci Russie mu am 6060 nouveaux cas mu am 3291 guéris ci pandémie boobu di Covid-19 mu am 361 décès fii ma nekk muy ville de Voronezh nga xamante ni plus de 2 millions d'habitants ñoo nekk ci ville bi boo xoolee bu baax am na 151 cas d'infection am un décès démb ci à la date du 19 avril ñu ngi am 5 nouveaux cas ce qui veut dire que li nga xamante ni mooy Covid-19 di pandémie bi mu ngi gën di avancer à grands pas à chaque fois di gën di gagner du terrain du coup kenn ku ci nekk ci ñun dafa nekk ci situation bu délétère ñu fexe ko jéem a régler moo tax tey ji def appel de détresse boobu wax à chaque fois ne ni ñu war a def attention ñu lutter contre l'expansion également du virus parce que c'est devenu inquiétant te dafa gën a jaaxal askan bi ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ay doomu Sénégal te ñu dëkk ci ville bi muy ville de Voronezh ñun ñu ngi au nombre de 20 étudiants la ñu 10 émigrés Russie nag boo xoolee communauté sénégalaise bi ci ñetti pàcc kese la mën a nekk ñetti pàcc yi benn bi ay étudiants lañ ci étudiants yi am na ay boursiers am na ay contractuels maanaam ñi nga xamante ni dañu fay seen i jàng ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw ci turu état du Sénégal maanaam état du Sénégal boo ñu fa yónnee moo am ñi nga xamante ni itam mooy ñu wooy les émigrés léegi étudiants yi nga xamante ni dañoo ñëw ñu ci gën a sonn mooy les contractuels ak ñi nga xamante ni mooy les émigrés parce que émigrés yi ils n'ont pas amuñ carte consulaire amuñ papier amuñ visa donc ñoom ils sont dans l'illégalité du coup ñoom bu ñu génnee ci biir sax dañ leen di jàpp dugal leen kaso wala ñuy renvoyer leen au Sénégal parce que tout simplement amuñ les documents nécessaires pour mën a continuer di dëkk wala ñuy liggéey fii ne ci barab bi ñi nga xamante mooy étudiants contractuels yi dañoo am ay difficultés yu mag a mag ndax ñoom ñooy fay seen i jàng ñooy fay assurance médicale di fay transport di fay étude du coup loolu day métti ci ñoom te actuellement 3 mesures kese la ñu appliqué fii ci Russie nga xamante ni ñëpp dañ ci ànd di ci xeex muy lan muy isolement obligatoire c'est une mesure qui est applicable ci ñi nga xamante ni ñoo am plus de 65 ans ñooñu duñ génn isolement obligatoire la ñuy def mu am benn mesure bu ñu tuddee auto isolement mooy ñi nga xamante dañuy wax toog leen seen kër ñu dégg ndigal toog seen kër ba tey jii ñoom ñuy lutter contre le Covid-19 bañ mu gën di law di jëm kanam beneen ba ci topp mooy isolement partiel boobu mu ngi am ci les grandes villes mooy fi nga xamante ne comme Moscou wala Saint-Pétersbourg nga xam ne nit ñi dañ leen forcer ñu toog parce que cas d'infection yi foofu la gën a ëppee maintenant pour lutter contre l'expansion loolu mooy suñuy combattre loolu mooy les mesures prises par les autorités pour ñu fexe ba virus boobu mu bañ a law quoi léegi nag ñun ñi nga xamante ne ñooy communauté sénégalaise yi ñu sommes au nombre de 30 dans la ville de Voronezh 20 étudiants ak 10 émigrés te ñun ñëpp kenn ku ci nekk yaa ngi jàq ndax kenn xamul ne da nga mucc ci virus wala doo ci mucc moo tax à chaque fois ñuy conseiller suñu autorités yi ñu di leen di jox xalaat ñu gën di bàyyi xel doomu Sénégal yi nekk fii ndax bëri na ñoo xamante ne dañoo sonn bëri na si ñoo xamante ne ay émigré leen lu ñu lekk sax amuñ ko ndax dañoo tëju seen nekk mënuñoo génn ndax buñ génne ñu jàpp leen am na ci ñoo xam ne ay contractuel leen seen papa mooy leen di yónni ay xaalis ñu ci mën di jëli même pour génn dem ci banque bi jël xaalis bi ñu leen di yónni sax jafe-jafe la bu métti ñu war leen bàyyi xel bu baax ndax c'est une situation très difficile à laquelle étudiants ñu ngi koy rencontrer te di ci solliciter ay solutions bu baax a baax loolu mooy première question par rapport ak point bi dans notre ville de Voronezh concernant la pandémie du coronavirus appelé Covid-19. alors communauté sénégalaise bi foofu ñoom nu ñu toogee est-ce que am na ñu fa jot am jàngoro ji wala ba tey daal ñu ngi si amal ak cant ak nu ñu toogee daal si gàttal. laaj bu amati solo boobu mooy
li jëm ci communauté sénégalaise bi nga xamante ni moo établir wu fii ci ville de Voronezh dama bëggoon a njëkk leeral rek ne comme ni ma ko waxee sànq nous sommes une communauté de 30 Sénégalais établis dans la ville de Voronezh ñu nekk 20 étudiants nekk aussi ñu am aussi ay émigrés ñi nga xamante ni dañu ñëw sans papier ñu nekk au nombre de 10 yàlla nag dimbali nañu ba ñu ci suñu biir amul kenn koo xamante ni doomu jàngoro bi laal na la ñu ci sant yàlla bu baax nag waaye nag di gën di ñaax suñu mbokku Sénégal yi rek ñooy gën di fagaru ndax comme ni ñu koy waxee rek fagaru moo gën faju te jamono ji kenn mënul mucc ndax virus bi comme mu ngi fépp nit ñi ñoo koy jël di ko déplacer di ko jëlee ci benn bërëb di ko yóbbu ci benn bërëb donc war na ci képp kenn ku ci nekk nga am sa taxawaay bu am solo nga jéem a fagaru ba li nga xamante mooy doomu jàngoro bi bañ a law ñëw ci yow ñun doomu Sénégal yu nekk fii ci Voronezh nag ñu ngi sant yàlla bu baax di doolu ci luñ ko santoon di gën di ñaax suñu mbokk yi ñu gën di fagaru bu baax a baax a baax di éviter rassemblement yi fexe ba buñ nekk ci barab yi nga xamante ni dañ koy suspecté ci mu am ñi nga xamante ni ay cas de contamination lañ ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di gën di ñaax autorité ñu gën ñu bàyyi xel bu baax ci suñu taxawaay ndax bëri nañu fi nekk ñoo xamante ni soxla nañ ay ndimbal soxla nañ ay jafe-jafe ñu ngi am ay jafe-jafe di soxla ñi nga xamante dañuy saafara seen i jàngoro ci wàllu woowu donc ñu ngi leen di gën a ñaaxaat bu baax a baax a baax di wax ne ñu ngi sant yàlla bu baax nag ndax amul kenn ci ñun ko xamante ni laal na doomu jàngoro ji ñu ci gën a sant yàlla bu baax waaye nag di wax ñi nga xamante ni ñooy suñu kilifa réew ñu gën leen a bàyyi xel ndax nit nag buy fagaru à chaque fois di jël ay mesures war na ko bàyyi xel xam ne soxla na ay ndimbal waaye aussi soxla ñu bàyyi ko xel bu baax a baax lu jëm ci wàllu protection ci wàllu sécurité loolu yëpp Sénégalais dañ koy gën di soxla malgré ça aussi ñu ngi def ay moyens yu am solo di ko consentir ngir rek bañ jot ci doomu jàngoro bi nga xam ne mooy coronavirus loolu mooy question bi nga xamante moo jëm ci doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo nekk fii ci ville de Voronezh. alors yéen a ngi foofu la ci Russie waaye yéen a ngi xam li xew fii ci réewum Sénégal ci wàllu riposte bi surtout par rapport ak population yi nan ngeen ko jàngatee. laaj boobu amati na solo laaj bi nga xamante ne mu ngi jëm ci riposte bi nga xamante ne dañ koy jot comme ay écho ci wàllu population mu war a jóge ko Sénégal jëm ci doomu Sénégal yi nekk fii ci Russie. li ma bëggoon a wax rek mooy ne di masawu nag sunu waajur yi nekk Sénégal bu baax a baax di leen masawu di leen bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax amul bés buy jàll lu dul ne jël nañ seen i téléphone jël nañ seen i jumtukaay di ñuy nemmeeku di ñu woo di laaj ci naka lañ nekk c'est vrai que fii ñu nekk am na ay difficulté am na ay jafe-jafe ndax pays la bu nga xamante dafa am frontière ak la Chine donc contamination bi day gën a jéggi dayoo waaye nag malgré ça suñuy waajur yi nga xam ne ñu ngi nekk fële ca Sénégal di ñuy nemmeeku heure bu nekk di am njàqare waaye nag heure bu ñu woowee rek dañ leen di gën a delloo ci seeni bopp ndax doomu jàngoro bi bàyyiwul kenn ñun ñu ngi côtoyer le risque mais tim doomu Sénégal yi tim ñu ngi côtoyer le risque ndax virus bi mu nga Sénégal te mu ngi continuer di law ñu ngi ñaan yàlla yal na ko yàlla fànq mu yem fa waaye nag kenn mënu ci mucc ñun liñ ci war a moytoo pour mucc ci waa Sénégal noonu lañ ci war a moytoo bu baax a baax ngir mucc ci ndax feebar bàyyiwul kenn bàyyiwul mag bàyyiwul xale bàyyiwul kenn ñëpp lay songu te ñëpp lay daan kon taxawaay bi nga xamante ni moo ñu war ñun doomu Sénégal yu nekk fii ci Russie taxawaay boobu moom la waa Sénégal war a am foofu ci Sénégal ngir rek mën a bokk xeex doomu jàngoro yooyu nga xam ne mooy coronavirus Covid 19 ngir mu bañ a law di gën di am ay bànqaas bay faagaay doomu askan wi bare ndax ci Sénégal ba léegi nekk ba nga xam ne foofu lañ dëkk 5 ñi nga xamante ak juróom ci doomu Sénégal yi ñàkk nañ seen bakkan te fii mu nekk muy ville de Voronezh tey kenn lañ fi xam koo xamante ñàkk na bakkanam mu nekk benn mag bu am juróom fukki at boo xamante ñàkk na bakkanam donc risque bi nekk fii rek moo nekk Sénégal waaye nag di leen sant bu baax ci seen taxawaay di gën a ñaaxal autorité yi ndax ki nga xam ne mooy le secrétaire d'État muy Sarr waxoon na ne dina envoyé benn formulaire de renseignement jox ko ñi nga xam ne mooy la communauté sénégalaise pour ñu mën a xam yenn situation Sénégal ñu nekk en situation de vulnérabilité ñi nga xamante ñoo nekk dans une situation de précarité loolu nga xam ne mooy formulaire bi ñu bëri jotuñ ko ci doomu Sénégal yi te loolu day tax duñu mën identifier comité de gestion bi du mën a identifier ñi nga xamante ñoo soxla lenn ci ak ndimbal gi nga xamante ni moo jóg ci wàllu état ñu budgétisé ko à hauteur de 12,5 milliards
te loolu war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax ndax dans les principes directeurs waxoon nañ ne il y aura de la cohérence dans les interventions am transparence am équité am célérité te loolu yëpp dañuy war taxaw bu baax a baax a baax ndax doomu Sénégal yi bëri nañu ci sonn am ay jaaxle te ki war nekk seen interlocuteur principal mooy l'État du Sénégal représenté ici par l'ambassadeur donc war na ci am genn taxawaay gën a am solo ngir ñu mën a sàcc doomu Sénégal yi nga xamante ñu nekk fii di am ay jafe-jafe. alors yéen a ngi Russie mais donc gis ngeen anam yi nga xam ne noonu la ñu doxalee ci wàllug xeex bi lan nga jàpp ne lan nga fa naw loo xam ni xëy na waroon nañ kaa war a mën a def fii wala yu ni méngool. maa ngi rafetlu bu baax sa question boobu nga xam ne mu ngi jëm ci li nga xamante ne mooy les mesures wala la riposte nga xamante ne Russie mu ngi koy adopté te mu war a nekk lu am solo pour waa Sénégal ñu war ko jëfandikoo comme ni ma ko waxee dama koy ñëw di ko gën a leerlaat bu baax a baax a baax Russie bi coow luy tàmbalee wala bi jàngoro bi jógee dafa def lu ñuy tuddee fermeture des frontières man lépp loo xam ne trafic aérien la wala trafic terrestre Russie da ko dakkal jamono ji amul dara luy génn amul luy dem ba jamono ji may wax yow loolu bokk na ci mesure bi nga xamante ni moo gën a dimbale waa Russie pour ñu bañ am cas de contamination yu bari ndax pays boo xamante ne dafa nekk frontière ak la Chine boobu mooy lu am solo deuxième bi mooy li nga xamante ne mooy confinement général confinement dafa am solo surtout rawatina ci dëkk yi nga xamante ni foofu lañ gën a ràññee ko ne mu am ay cas de coronavirus tey Sénégal mesure bi nga xamante war nañ ko jël mooy fi nga xamante ne mooy dëkk yi nga xamante ni moo am plus de cas de coronavirus ñu jëmale def benn confinement général ñi ay képp ku fay dugg wala képp ku fay génn loolu mooy tax à chaque fois ñu mën a retracer la chaîne de transmission des cas communautaires yi nga xamante ni sonal na waa Sénégal loolu tamit moom mooy tax ñu stopper la propagation également du virus loolu am na solo beneen bi mooy autoconfinement nit ñi nañu jàngal kenn ku ci nekk mën a toog sa kër bañ a génn ndax feebar bi ay nit ñooy génn di ko jëlee seen kër di ko yóbbu ci yeneen kër donc nit ñi war a def confinement obligatoire def autoconfinement kenn ku ci nekk am sens de la responsabilité ngir ñu mën a bokk xeex jàngoro jooju loolu am solo la Sénégal aussi li nga xamante war nañ ko mën a jël te ñu royee ko fii ci Russie bokk na ci mooy l'arrêt également du transport parce que transport ki jóge ko Tamba war a dem Dakar wala ku jóge ko Thiès war a dem Dakar wala ki nga xam ne war a jóge ko Goudiri dem Dakar tey bu dee am na ay doomu jàngoro ci chaîne de transmission boobu yëpp képp kum ci taq rek da ngay am ci doomu jàngoro boobu mu nekk loo xamante ni war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax li nga xam ne mooy transport war nañ ko dakkal li nga xamante ni mooy confinement ci ville yi nga xamante ni ñoo am plus de cas de contamination ñu def leen confinement obligatoire maanaam ñu fermer lépp aussi ñu pousse population bi ñuy def le port des masques maanaam nañ takk masques yi bu baax a baax a baax di gën di fagaru di respecter les gestes barrières li nga xamante ni mooy masque raxasu ak saabu ak mesure d'hygiène yi nga xamante ni war nañ ko adopté Sénégalais dañ koy war a def rigueur bu am solo ndax loolu rek moo mën a lutter contre le Covid 19 donc mesure yooyu laa gis ne am na solo bu baax fii ci Russie te Sénégal war ko roy jël ko ngir mën ko dox foofu ci Sénégal muy autoconfinement muy confinement partiel ak li nga xam ne mooy isolement obligatoire ak l'arrêt également du trafic aérien et transport terrestre yooyu ay mesures yu am solo ak le port du masque parce que loolu c'est très important population war nañ taxaw bu baax a baax kon ñu ngi ñaax suñu mbokku Sénégal yi bu baax ba ñu respecter les mesures ak les gestes barrières ngir mën a xeex jàngoro bi nga xam ne mooy coronavirus nga xam ne solo na àdduna bi yëpp. Ousmane loolu seen xel war na si dal parce que gis ngeen ni masque yi obligatoire na à partir d'aujourd'hui waaye mbirum dem beeg dikk bi ci diwaan yi loolu dagal nañu ko aéroport yi moom kenn waxatu ko te prolongé nañ ko ba 31 mai bu soobee suñu borom am na yeneen i dogal tamit ci wàllu confinement partiel bi ak couvre-feu bi nga xam ne njiitu réew mi noonu na boo moytu danañ ko yéegal ba 18h ba 7h du matin bu fekkente ne nii cas communautaire yi mu ngi jéggi dayoo tey rek am na si juróom yoo xamante ne nii moom la ñu nemmeeku ci fukk yi jot a am waaye balaa ñu lay bàyyi rek Ousmane xëy na am na la si jot a junja mais lenn ci seen dénkaan yi nga xamante ne mën nga kaa àggee waa Sénégal. Khalifa recommandation yi nga xamante ne ñoom moom lay jox sama mbokku Sénégal yi mu jëm ci xeex li nga xam ne mooy doomu jàngoro ji bu tudd coronavirus appelé Covid 19 dama bëgg a xamal ne mbokku Sénégal yépp ne jàngoro bi fekkiwul kenn ñun ñoo dox di fekki jàngoro bi di ko jël di ko jox ñeneen lu ci ëpp solo mooy ñëpp nañ xam ne jàngoro ji bàyyiwul kenn ndax ku seetlu rek xam ne ni ñàkk leen juróom ci sunuy mbokk waa Sénégal ñu génn àdduna ci feebar bi loolu rek war na yee kenn ku ci nekk
ñu xam ne am na responsabilité jàngoro bi ñu ñoo ko mën a bokk xeex te ni ñu ko mën a defee mooy ñu ànd booloo li nga xamante ne suñu kilifa jël nañ ko comme ay mesures ñu fexe ko respecté ñu toog suñu kër wàññi rassemblement yi ñuy porter ay masques te dégg nañ sax ne nguuru Sénégal à travers le ministère de l'intérieur jël na ay mesures ngir li nga xamante ne mooy le port des masques mu nekk lu obligatoire dans les entreprises ma bëggoon rek jox sama xalaat de loolu c'est une mesure très importante boo xamante ni war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax mais avant que mesure bi ñu ko doon appliquer pour ne pas exposer les contrevenants waroon nañ def note de service li nga xamante ni ñëpp dañuy xam ne kat le port de masque est devenu obligatoire parce que loolu am solo la autorité war na di anticiper ci question yooyu ngir bañ a am ay yenn jafe-jafe ci yeneen yi ñuy invité mbokku Sénégal yi ñuy sol ay masque bu baax a baax a baax ñuy wàññi dajooloo yi ci xew-xew yi wàññi xew yi wàññi mbooloo mi ndax loolu bokk na ci luy yokk doomu jàngoro bu baax a baax a baax ñu invité doomu Sénégal yi aussi ñuy def li nga xamante ni mooy preuve de responsabilité maam kenn ku ci nekk nga sàmm sa njaboot fu mëntu nekk bu bëggee dem fenn nga tere ko mu toog ci kër gi loolu am na solo ku dugg ci toilette wala dugg ci wan nga génn boo ñëw na nga raxas say loxo bu baax a baax nga wut ay gel wut lépp loo xamante ni mooy ay détergent yoo xamante ni day lutter contre les microbes nga dem di ko utiliser bu baax a baax a baax ak loo mën def rek fexeel ba ngay raxas sa loxo di moytu nag di jël sa loxo di ko laal ci sa kanam ndax bërëb yi nga xamante ni moo gën a sensible pour coronavirus dugg la mooy gémmiñ bakkan ak bët donc dañ moytu à chaque fois di jël suñu loxo di ko laal ci suñu kanam ndax loolu day favoriser doomu jàngoro ji bu baax a baax a baax ñu fexee nag bu baax a baax ñu dëppoo ak suñuy autorité mesures yi nga xam ne dañ koy jël allant dans le sens de lutte contre le coronavirus ñu respecter les mesures ndax mesure bi ñu ko respecté wul rek dañuy bafouer la règle te loolu day jox day jox yoon li nga xamante mooy feebar bi wàññi luuma yi mooy les marchés hebdomadaires wàññi dajaloo yi dem ci marché yi wàññi jaxasoo yi dem ci daayira yi wala dem nag ci lépp loo xamante ni day war a dajoo mbooloo rek dañ ko war di wàññi bu baax a baax a baax loolu yaakaar naa bu ñu ko defee rek dañuy mucc ci doomu jàngoro ji nga xam ne doomu jàngoro gu soxor la bàyyiwul kenn bàyyiwul xale bàyyiwul mag bàyyiwul kenn te day reye aussi kon ñu ngi ñaan yàlla yal nañu ci yàlla musal ba képp ko xamante ni dal na la foofu ci Sénégal yal na la yàlla saafara ñi nga xamante ni génn nañ ci àdduna yal na la yàlla jéggal yërëm leen ñi nga xamante ni doomu jàngoro bi yegsiwul ci ñoom yal na leen ci yàlla musal yal na leen ci ko yàlla fànqal ba bu mu dal kenn ci doomu Sénégal kon ñu ngi ñaanal ñëpp yal na yàlla yokk sutura yokk jàmm ci bu baax a baax ba li nga xam ne mooy doomu jàngoro bi yal na ko fi yàlla yemale yal na ko fi yàlla dakkal ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen jaajëfal di rafetlu seen taxawaay di remercier waa ITV yëpp ci seen taxawaay di leen jaajëfal bu baax ci nemmeeku bi ngeen di nemmeeku doomu sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñu ngi leen di wax gàcc ngalaama jërë ngeen jëf. jërëjëf Ousmane Gueye doon ñu doon jàkkoog moom fële ca Russie Ousmane sori nga réew mi waaye li nga jeexale rek daanaka moom la ñu war a sàlloo ci jamono mooy ay ñaan ba tax na moom sax la ñuy jeexale tey jéggalu si ñi nga xamante ni ñoom ñoo daan oote heure bi ndax gis ngeen ni bu ngeen seetloo dañu xaw a tardé ci émission bi tey dañu xaw a tardé ba looloo waral xëy na waxtu yi nga xamante ne nii xëy na si ngeen waroon a oote dañu koy leb rek ba beneen jamono bu sooy suñu borom xëy na ëllëg bu sooy suñu borom ak professeur Sokhna Diouf ngir ànd ak yéen ci beneen ànd xeex coronavirus waaye laataa ñuy tàggoo rek ñu def ñaan ak waa jàngu bi niki noonu ak waa jàkka ji muy jullit ñeeg catholique yi nga xamante ne nii ñoo seq Sénégal bokk ko lu fi njariñ ñooma leneen it lu fi safaan ñooma kon yenente jàmm ji am na ci solo gën a suuxat diggante yi te fàttaliku rek ne jamono ji du jamono yokk joote waaye jamonoy ñaan la ñu teewlu. ci turu baay bi doom ji ak xel mu sell mi amen. Deus in adiutorum meum intende Domine ad adjuvandum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Amen. Ey baay ci sa loxo laa jébal suma fit ak suma yaakaar fi yow borom bi laa làqu si defal ma bañ a ruus ba faw ci say loxo laa jébale suma fit jot nga ma borom bi yow yàllu dëgg su may mbañ a ngi may reetaan
sumay dëkkandoo itamit sumay xarit dañu ma ragal suñu ma gisee ci mbedd mi ñu di may daw fàtte nañu ma ni ku dee ni ñu la sànni maa ngi dégg li ma mbooloo mi di sosal ñu ngi yéegoo ngir rey ma man wóolu naa la borom bi nee naa yàlla sumay fan a ngi nii ci loxoom eey borom bi musal ma ci say loxo laa teg suma fit na sa kanam leer ngir sa bëkk néeg musal ma ci coofeel góorgóorlu leen te ànd ak fit yéen ñépp ñi yaakaar ci borom bi suñu yàlla amen yàlla aji kattan ñu ngi sàkku sa ndimbal di ñaan ci sa leewaay xëppal ci kaw mbootaay bi gëm ci yow sa dooleeg sa yërmande ngir ñu mën a rëcc ba abada baakaar ak ñaawteef te jot ci dund gu dul jeex ga ñu ngi la koy dagan yow mi di dund te di nguuru tey ba ca moos be moos amen ci turu baay bi doom ji ak xel mu sell mi amen alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ñaan yi mu jàngale su mbas amee muy feebar boo xam ne dafa tasaaroo pour yàlla yëkkati ko dàq ko ñaan gi may wax allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'i al-asqam allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'i al-asqam ma yow yàlla maa ngi ñaan nga musal ma maa ngi ñaan nga aar ma maa ngi ñaan nga sàmm ma ci feebaru der muy jib wala bépp feebar boo xam ne rek dafa aju ci der dafay laar der maa ngi ñaan nga musal ma ci feebar boobu maa ngi ñaan tamit yow yàlla nga musal ma ci feebaru xel feebaru nit ki tàqalikoo ak xelam wala xelam tàqalikoo ak moom muy ak ndof maa ngi ñaan yàlla nga musal ma ci yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci feebaru ngaana loxo yu dagg cër yu dagg maa ngi lay ñaan yow yàlla nga musal ma ci waaye yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci bépp feebar bu ñaaw ci bépp feebar bu bon ci bépp feebar boo xamante ne bu tey ñëwee doomu aadama ñaawteef lay bàyyi ci moom kon loolu nekk loo xam ne dafa matale dafa général ci bépp feebar boo xam ne rek feebar bu ñaaw la feebar bu bon la feebar bu nit ki di muslu la kon lii bokk na ci ñaan yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ko ñaan jullit bi su koy ñaan bu soobee yàlla mën naa am kóolute ne yàlla dina ko musal ci feebar yooyu ndax balaa tamit ñaan rek moo ko mën a puus soo nekkee ba pare tamit ñaan rek moo ko mën a dàqal kon ñu ngi ñaan yàlla bokk ci yooyu nga xam ne yonent sallallahu alayhi wa sallam daan na ko ñaan yal na yàlla nangul yëkkati balaa bi dafa ñu jàmm ak salaam musal ñu ci musiba ak balaa jërë ngeen jëf. jërëjëf imam Zakaria Cissé jërëjëf ci ñaan yi yàlla na ko yàlla nangu amin yaa rabbal alamin di gërëm également abbé Alphonse Ndour yàlla na yàlla nangu ñaan yi musal Sénégal ci balaa ji nga xamante ni tàbbi na ci réew mi ginnaaw bi mu saawoo ci àdduna kon ñu saxoo ñaan yooyu lee saa bu ñuy jeexal bu soo suñu borom daañu si ànd ak yéen ku nekk it ca wàll wa nga féete ca kër ga nga féete ca néeg ba nga bokk nga sax si ñaan yi ndax jamono ji ab jullit ak képp ku gëm muy catholique ak bépp diine ju mu mën a doon boo jaaxlee war a ñaan gën a dellu sa borom tuub jéggalu waaye tamit moom mi nga xamante ni lu mu bind doomu aadama ci bokk ci li ko ci gënal li mu bind doomu aadama ko ci gënal foog naa ni bu ñu tolloo si tolluwaay bi talal ko suñuy loxo war nañoo mën a nangul suñu ñaan kon yàlla na yàlla matale ñaan yi di gërëm mbooleem ñi ñu àndaloon tey ci ànd xeex coronavirus muy Bara Sow Babacar Ndiaye ak Cheikhou Gueye niki noonu Mass Mboup
ci wàllu ko réalisation bi ànd ak Modou Diouf ak Dami Youl Cheikh Sall ci coordination bi di la ñaanal pananam jàmm ci kanam tuuti di ngeen ànd ak équipe bu couvre-feu muy soxna Kumba Seck Baye Bara ak DJ Bouba di leen gën a ñaax ci masque yi bu leen fàtte takk seeni masque ndax kat masque yi moo xam tissu la moo xam masque chirurgical la bañ a takk masque ci jamono ji ñu toll nii mu ngi méngoo ak couvre-feu jot nga nekk ci mbedd mi ndax kat sartu réew la sartu bu bàyyi dogal la bu bàyyi ko ci màkkaana joriñ ji yor wàllu biir réew mi kon c'est une loi képp koo xamante ne nii yaa ngi dugg ci biir nit ñi te sololoo masque bi wàccoo nga ak yoon kuy dugg ci transport yi wala ngay liggéey ci privé beeg ci public bi te solo masque yi nekkoo ci yoon te yoon mën naa dal sa kaw ñu bàyyi ci xel te xam ni du sax ay artu waaye njariñ rekk la ak fàggu la ak pàttali la ci li nga xamante ni ñëpp la war muy xeex coronavirus bu mu jóge ci biir réewum Sénégal pananam jàmm ci ITV incha allah jërë ngeen jëf ba suba. Boy bon onon kam mbi ɗum ɗo o ñaw kalteɗo ko woyi bon coronavirus la ilaha ay heɗo seeɗa ay coronavirus ɓe kan ɗini yimɓe fof aɗa andi durmo tan de woni coronavirus sa dilli ɓe mbi kala gonnoɗo jambar hande natti wonde jambar ɓe kan ɗini yimɓe fof an a meeɗi yiide durmo no wiye so neɗɗo durmama wondi koye coronavirus a meeɗi ɗum yiide yimɓe natti yaade jeereji ala ko jumaji keɗo seeɗa jumaji guddama ala fof ɗo yimɓe jahata dental hande woodani kono min kam gandumi jambara galam ngal mi taw ngam hot tampino warma coronavirus itta kam e place am so yiiɗi ɓe isla so yiiɗi ɓe kaaje koɓe ɗi fof ɓe gono koɓe sellani tan hara jeeha assalamu aleykum mbiɗa ko 2020 2020 coronavirus fecce tan wona jambaragal ayɓe min wawi ɓe carte